mbokk yi ñuy seetaan di ñu déglu di ñu topp ci 24 médias ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm di leen sant ci fidélité bi ñoo leen ko diggoon waxoon nañ ne élection locale yi ñu dëgmal danañ commencé ubbi suñu plateau di ci amal ay waxtaan yu am solo ak ay invité de marque tey jii ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy Serigne Madiou Dieng Serigne Madiou Dieng nekk responsable politique bu Tataguine Séréer foofu ci commune bu Tataguine tey jii ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lu baree bari jëm ci li nga xamante ne moom mooy commune Tataguine ñu bàyyi ko mu nuyoo ak mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew bisimilah. asalaamaaleykum mbokku Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam aussi di jekk nuyoo Média 24 nga xam ne vraiment lu muy liggéey ci biir réew mi ñëpp a ko seetaan wax dëgg fa yàlla ñu ngi leen di ñaanal aussi muy yokku ba ñeen yëpp ngeen yéeg ko parce que vraiment lii nga wax sa cadeau ñëpp Sénégal ñëpp jot ci wala ñu jël sa image vraiment dafa rafet ci loo xam ne wax dëgg fa yàlla macha allah ñu ngi leen di ziare bu baax a baax aussi di leen nuyu aussi bu may nuyoo dinaa gën a tàmbale ci aussi ci commune Tataguine parce que aussi fa laa yeewoo kon il faut ma nuyu leen sant leen aussi ci bépp réalisation bi nga xam ne moo fa nekk aussi nuyu aussi kilifa bi nga xam ne moo fa nekk muy maire de la commune de Tataguine kon ñu ngi leen di nuyu aussi ci mbokku Sénégal yi aussi ñu ngi leen di nuyu aussi am loo xam ne dañ fay jublu muy élection locale 2022 nga xam ne le 23 janvier lañ ko war a teg mu ñu jëm ci élection kon yaakaar naa ne jaadu na kon ñu ñëw ci plateau yi aussi ñu dalal ñu wax ak Sénégalais yi aussi wax ak commune bi kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen remercier bu baax. jërëjëf Serigne Madiou Dieng ñu gën ko xam ci turu Waynde nekk port autonome de Dakar di yëngu ci lu am solo ci li nga xamante ni moom mooy politique jëmale fi nga xamante ni moom mooy commune bu Tataguine yaa ngi koy wax sànq di ko junj ñu ngi nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy maire commune bi di Déthié Diouf nekk ki nga xamante ni moom mooy le maire sortant fas yéene défendre li nga xamante ni moom mooy bilan am alors Serigne Madiou Dieng li ma lay njëkk a laaj mooy coow li bari woon na ñuy naan Macky Sall du tànn Déthié Diouf keneen lay tànn bi ndogal li wàccee yow ban yëg-yëg nga ci am. alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax. parce que vraiment gën a yëkkati baat bi rek mu vraiment sant yàlla bu baax a baax parce que lu ñuy ne liggéey yàlla du fay waxkat bàyyi kuy liggéey. président Macky Sall xam na lu mu def parce que yaakaar naa ne bépp commune bu nekk ci biir réew mi muy 557 communes yi nekk ci kii bi. yaakaar naa ne amoon na ay éléments yoo xam ne dañoo wàcc sur le base di laajte. li nga xam ne mooy liggéeyu maire yi ak li nga xam ne moom la ñuy laaj population bi. toog population bi ñoom xam nañu ne. maire de la commune de Tataguine yaakaar naa ne liggéey kese lay def. ci commune bi lay yeewoo fa la nekk bougéwul maître kon yaakaar naa ne lépp lu mu liggéey ci commune bi rek à 2014 jusqu'à 2021 kon yaakaar naa ne population bi gis nañ ko. moo tax population bi bu ñu waxee ñoom président de la république jël na information bi aussi déglu na population bi xam ne c'est le meilleur maire boo xam ne vraiment war na ko mun a élire aussi mu war koo demal ci jongante le janvier 2022. waaw kon loolu yaakaar naa ne mbégte bu baax laa ci am te aussi aw ma woon kii ne dina jël keneen ku dul maire de la commune kon bu ko jëlee aussi xam na ne kon président Macky Sall mu ngi déglu population bi aussi mu ngi déglu askanam. waaw maa ngi lay remercier bu baax. jërëjëf Serigne Madiou Dieng nekk responsable foofu ci Tataguine Séréer ci commune bu Tataguine mu nekk lu am solo parce que dafa laaj ñu taxaw foofu ndax dafa am solo ndax ni ma ko waxee sànq coow li dafa bëri woon Serigne Madiou Dieng ba tax na bii ndogal li wàccee xëy na am na ñu bëri ñoo xamante ne xëy na seen xel dal gën naa dal ndax comme ni nga ko waxee président Macky Sall. tëb la tëb rek jël décision am na fu mu ko wéer muy lu dëgër loo xamante ni ci la sukkandiku ngir tànn ñi nga xamante ni moom mooy les 557 candidats yi nga xamante ni ñoo war a dem ci turu Benno Bokk Yaakaar mu sukkandiku nag ci ay ñoo xamante ne ay ndaw yoo xam ne yebal na leen ci communes yi ñu dem ci village yi demuñu sax ci maire yi nga xamante ne ñoom ñooy maire sortant yi waaye ñu dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy population yi laaj leen ana lan la maire bi liggéey. population yi tontu ci li ñu tontu boole ko renseignements généraux yi ci yooyu la Macky Sall takk ngir génne ñi nga xamante ni ñoom la tabb ñu war a jiite li nga xamante ni moom mooy listu Benno Bokk Yaakaar yi. tey jii bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy liggéeyu maire Déthié Diouf yow nga nekk responsable village Tataguine Séréer
di fa def liggéey bu am solo di ko defal maire de la commune sa diggante ak moom kenn du ko natable mu nekk proximité boo xamante ni ak ab ànd boo xam ne ak ab jaxasoo boo xamante ni population Tataguine Séréer yëpp dañ cee kontaan rafetlu ko tey jii boo ñu doon wax li nga xamante ni maire taxawu na ko fa ci wàllu social ci wàllu ndox ci wàllu courant ak yeneen tey looy wax nit ñi. waaw asalaamaaleykum mbokku Sénégal yaakaar naa ne maire de la commune de Tataguine muy maire Déthié Diouf bu ñu demee ci bilan 2014 jusqu'à 2021. yaakaar naa ne bu ñu waxee ci wàllu. boo doon xool nag caméra bi gars yi gën la ràññee. dina baax lool waaw bisimilah kon xam naa ne bu ñu demee ci bilan maire. yaakaar naa ne man dinaa ci sawar a wax. parce que li tax ma sawar a wax mooy dañoo am maire boo xam ne yombul ci Sénégal. maire boo xam ne day déglu population bi. aussi lu tax muy déglu population bi mooy jafe-jafe askan bi lay moo ko tax a jóg. bu ñu demee ci bilan maire yaakaar naa ne 15 villages su Tataguine yi nga xam ne mooy Tataguine. yaakaar naa ne bu ñu demee ci wàllu courant. Ndimaag mooy quartier bi nga xam ne fa laay. donc toujours sa village la. sama village la très bien foofu yaakaar naa ne 1960 lu mat 2 kilomètres amul courant. yaakaar naa ne maire Déthié Diouf moo tax mu am courant. dëgg la côté Ndimaag foofu yaakaar naa ne électricien bi lamp yaa ngi tàkk foofu. mu am courant bu baax a baax a baax a baax. loolu yaakaar naa ne sant yàlla la. aussi boo demee lu mel ni quartier Ndorong. mu bokk ci Tataguine Escale. yaakaar naa ne ci kaw tali bi la nekk yaakaar naa 1960 ba léegi mosul am courant. kon te diggante bi daanaka motul sax kilomètre. waaw kon foofu aussi maire Déthié Diouf déglu population bi ñu xelal ko ne ko vraiment fii war na am courant parce que aussi booy dugg Tataguine fa ngay jaar. mu fexe ba am na courant nga dem lu mel ni quartier de Loukouk. Loukouk yaakaar naa moom ak Escale motul sax kilomètre. aussi mosul am courant bénéfice wul ci courant bi. fexe maire Déthié Diouf fexe na ba foofu am courant. nga dem lu mel ni Mbéda fu nga xam ne fa la juddoo moom. 1960 ba léegi mosul am électricien mosul am courant yaakaar naa ne ku fa dem di nga fa gis courant ba. poto lampe yaa nga fa courant baa nga fa vraiment loolu aussi lu mel ni aussi quartier de Keur Martin. bokk ci Tataguine Escale. ak Njangoj. vraiment loolu mu nekk loo xam ne ci côté électricien bi yaakaar naa ne. loolu liggéey na ko fa après nga dem ci lu mel ni quartier de Ngoye Pofine. Ngoye Pofine électricien ba mu nga fa vraiment kon lu mel ni kon ci bilan maire ci côté électricien. waaw am na ci solo am na solo mais dama bëggoon rek ñu gën a Serigne Madiou Dieng ñu gën a peut-être def maanaam taxaw ci li nga xamante ne moom mooy sa village surtout ci wàllu social bi ma bëggoon nga wax ma branchement sociaux yi ci wàllu ndox mi ndax yegg si na foofu. branchement sociaux yi ci Tataguine Séréer dama yaakaar ne sama village dama yaakaar ne sax moo ci gën a bénéfice wu. parce que man maa ngi yor 12 hameaux ci Tataguine Séréer. yaakaar naa li mel ni Diouroup. lu mu gàtt yóbbu nañ fa lu mel ni ay 12 robinet branchement sociaux. lu mel ni Podom. waaw Podom lu mel ni Podom yaakaar naa ne le 15 robinet yóbbu naa ko fa ci lu branchement sociaux. lu mel ni Bakhamay yaakaar naa ne yóbbu nañ fa. lu mel ni aussi Podom ci kaw. branchement sociaux bi dugg na fa bu baax. aussi ñëw Trao aussi ba démb man maa ngi leen di nemeeku parce que am na yeneen branchement sociaux yoo xam ne ba léegi gaa yaa nga fay liggéey. aussi nga dem garage Mbambara aussi branchement sociaux bi dugg na fa. kon ci wàllu social moom dama yaakaar ne ci village de Tataguine Séréer. yaakaar naa ne kenn ëppale wuñu ci. kon moo tax ma sawar cee wax ci branchement sociaux yi. jërëjëf may fàttali ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan di ñu topp ci 24 média tey jii suñu plateau politique ñu ngi dalal responsable Serigne Madiou Dieng ñu gën koo xam ci turu Waynde nekk foofu ci Tataguine Séréer bokk ci commune bu Tataguine donc di ngeen ko déggee wàllu branchement sociaux yi ci wàllu ndox moom wax na leen. jéego yu am solo yi nga xamante ne maire bu commune bu Tataguine Déthié Diouf def na ko ci village am dañuy desandi Serigne Madiou Dieng ci social bi ndax xam naa ne bureau maire boo fa demee ci couloir bi dafay fees dell mu nekk koo xamante ni tànqamluwul kenn ci wàllu social lu waay indi muy ordonnance muy wàllu dépense muy wàllu jafe-jafe àddina yoo xamante ne dafa jaadu am koppar pour mun ko lijjanti
lépp daf ko taxaw loolu loo ci mën a témoigner. waaw témoignage bi mooy yaakaar naa ba démb moo ci mujj. parce que démb am na benn femme boo xam ne def maa woo ma ñëw mu ne ma man de damaa rus a dugg bureau maire parce que li ma koy wax mooy damaa manqué dépasse. damaa manqué dépasse ma ne ko damaa bëgg nga dugal ma ci bureau maire nga waxal ma ko parce que wax dëgg fa yàlla rus naa jàkkaarloo ak maire di ko wax waxu dépasse. wala waxu kii ma ne ko maire de la commune de Tataguine mooy maire ba nga xam ne maire social la day déglu ñëpp. bul rus a dugal nga wax ko sa soxla. nga xam ne da koy kii bu mu duggee wax ko soxlam vraiment lu mu fa jëlee ndam rek la fa jëlee parce que xam na ne. lu mu doon ut sax jot na loo xam ne moo raw loolu. kon man damay wax ne ci wàllu politique. man population Tataguine laay waxal. parce que li tax may ne population Tataguine laay waxal mooy bu ñu nangoo jël maire bi nga xam ne dañ koy dénkaane commune am daw yoonam dem. maire dañ koy day juddoo ci gox ba deuxièmement aussi day nekk ca gox ba. nga xam ne saay boo ko soxlaa nga gis ko. saay boo soxlaa même papier sax boo ko soxlaa nga gis ko même jour mu defal la papier même jour nga dem sa soxla nga dem faji sa soxla. wante jël commune jox ko koo xam ne da koy dénkaane vraiment man de d'accord ma ci te aussi population Tataguine laay waxal nañu déglu xam ne li tax président Macky Sall tànn maire de la commune maire sortant. xam na ne moom maire bi liggéeykat la aussi xam na ne. population bi aussi jox na leen xel. jox na leen nopp jox na leen loxo aussi kon yaakaar naa ne daal li koy gën a firnde nag nañ ko wone le 23 janvier xam ne président Macky Sall fu mu teg bët bi foofu la. aussi ñun itam ñu gën koo jëmal aussi population Tataguine gën koo jëmal man foofu laay waxee xam ne daal maire de la commune gàcce ngaalaam. jërëjëf Serigne Madiou Dieng mu nekk ay kàddu yu am solo waaye bàyyeeguma la ci wàllu social bi parce que su ma juumul. ci wàllu jigéen ñi surtout maire dox na ci ay jéego yu am solo jëmale ci li tubaab di wax allègement tâche ménagère maanaam liggéey bi nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy liggéey ci biir kër yi liggéey bu métti jàpp naa ne moom dox na ci ay jéego yu bare bare lu ci dem ni machine yi nga xamante ne mu ngi koy joxe yaakaar naa su ma juumul Tataguine séeréer jot nañ ci beneen bi mooy li nga xamante ne moom mooy financement yi loo ci mën a wax. waaye li ma ciy wax mooy yaakaar naa ne machine mu lay président Macky Sall ci boppam moo njëkkoon a wax ne bu ma toogee ci bopp réew mi. parce que moom yaakaar naa ne jaar na ci wol kon xam na li jigéen ñi di daj. mu ñëw bi maire commune toogee à 2014 la ñu njëkk a am 22 machines moulin yaakaar naa ne Bakhamay ci boppam moo njëkk a jot machine moulin ci Tataguine séeréer. dëgg la aussi yeneen machines yi door a jàll ci yeneen villages yi. kon foofu ñu ngi koy sant parce que aussi jigéen yi nga xam ne dañoo doon dox lu ma 3 kilomètres ñëw ci Tataguine Escale pour wol à la fin foofu la ñu doon yem di wol kon wàllu social moom maire ci boppam man ci boppam sax léeg-léeg dama koy ne waa maire mu ne ma noonu jigéen yi laa faral parce que moom dafa yërëm jigéen te aussi moom dafa ànd ak jigéen yi li tax mu ànd ak jigéen yi aussi ci jigéen yi ay liggéeykat lañu aussi jigéen yi ci financement bi yaakaar naa ne barke démb moo ci mujj yaakaar naa ne yëkkati na benn enveloppe de 50 millions 25 millions teg ko ci kaw taabal bi ne leen damaa bëgg ngeen jàppante ci lii ngeen commencé liggéey kon yaakaar naa ne képp ki nga xam ne da ngay dimbale jigéen mel na ni yaa ngi dimbale borom kër yi parce que bi jigéen féetee à côté borom kër gi féetee à côté yaakaar naa ne kër ga ci lay gën a neex ci la kër ga di gën a neex kon ñun daal lu ñuy delloo njukkal mooy maire de sortant ñu ngi koy delloo njukkal to fas yéene tabaat ko ci élection yi incha allah mu gën a dem ci kanam jërëjëf Serigne Madiou Dieng mu nekk ay kàddu yu am solo xamante ni ma leen ko junjee woon ci njalbeen daañu wax ci politique invité tous les responsables yi nga xamante ni ku ci nekk sa gox nga wax ñu li nga xamante ni maire de la commune def na ko fa ànd ak équipe am mu nekk loo xamante ni lu ñuy teg bët la lu nekk loo xamante ni en tout cas dañ koy natable ndax kat buñ ne ndax maire liggéey na dañuy naan ndax population yi ñoo ko wax donc moo tax ñun au lieu ñuy invité maire dañuy invité les responsables yi nga xamante ni ñoom ñoo seq gox yi ñoom seen jëmu bopp ñu ñëw fii ci plateau bi waxal seen bopp li nga xamante ni maire de la commune wax na ko parce que ni ma ko junjee sànq Macky Sall di njiitu réew mi su joxeñee kenn ne yow yaa ma fa doy def ko rek parce que kooku def ko neex waaye def ko def sukkandiku ci ay critères yu wóor yoo xamante ni moom daf ko définir yónnee ay ndaw ñu vérifier ko fi nga xamante ne moom mooy gox-goxaan yi kon Serigne Madiou Dieng tey ci wàllu électorat ndax liggéey bi nga xamante ne waroon ngeen ko def maanaam fexe ba ñi am at yu mat pour woote ndax jot am nañu seeni carte
ndax loolu yëpp liggéey boobu yëpp ndax yéen taxaw ngeen ci ba lépp yemb. waaw kon ma yaakaar ne liggéey boobu nuñ ko toppeewul sax dafa dem ba yaakaar naa dafa jéggi dayoo parce que am na ñoo xam ne sax xamuñu sax yeneen quartier yi nga xam ne dañoo bokk ci Tataguine. te ñun dañoo dugg ci biir quartier yi dugg ci biir village yi xamal jeunesse bi ne li nga xam ne jeune loolu la war a def ci réewam war a taxaw réewam parce que jeune bu amee âge de 18 ans dafa war a ut carte d'identité. ut carte d'identité ngir lan ngir képp ki nga xam ne moom lañ fay taxawal mun koo bokk ci ñi koy taxawal. parce que aussi vraiment ci électeurs yooyu taxaw nañu fexe population bi mobiliser wu dem bindu ji ci liste électorale yi bindu nañu aussi jot nañu seen carte électeur lu ñuy xaar kay mooy janvier le 23 janvier 2022 ñu dem ci urne yi ak jàmm ak salaam bañ aussi violence parce que aussi ñun ñoo bokk réew mi am na solo te képp koo xas mel na ni sa mbokk nga xas wala sa bopp nga xas. commune bi sax ñëpp a bokk. commune bi ñëpp a bokk. Tataguine ñëpp a bokk kon nañ ko teg ci fair play. nga xam ne fair play ko maanaam ñu teg ko ci élection yu dal. yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. képp ki nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp commune bi ñun ñu nangu ne moom la yàlla teg ci bopp commune bi. parce que aussi xaste bi jaru ko. saagante bi jaru ko ak wax lu dul dëgg jaru ko violence bi aussi jaru ko ñun ñëpp ñoo bokk élection yi bu jaalee dañuy nekk bu élection yi nekkee dañuy nekk kon jarul violence jarul dara nañu dem ak ci élection ak jàmm ak salaam ak élection yu dal président wax na ko nee na woowul kenn ci violence te yaakaar naa ne man fi may jëlee mooy parti APR muy parti président Macky Sall yaakaar naa ne moom chaque jour da koy wax moom jëlul parti ngir ki nga xam ne day jël violence wala kay day xase wala non parce que nit kenn waru koo xase moo tax daal képp ki nga xam ne topp na ci suñu président donc nga xam ne même ba ci suñu maire parce que mosoo dégg maire Déthié Diouf wax nit kaddu bi nga xam ne nekkul noonu mosoo dégg mu xas doomu aadama boo waxee mu ne la nit moo gën a fort ci yàlla sàkk kon nañu respecté kon képp ki nga xam ne dangay ànd ak moom aussi dalay wax chaque jour kaddu yooyu bul xas nit bul ñàkkal nit doyadi bul ñàkkal nit fayda kon ñun itam ci la ñuy roy incha allah daal ñu ngi ci 24 médias aussi di leen remercier bu baax. jërëjëf Serigne Madiou Dieng dëggal li nga xamante ni moom mooy kaddu yi nga rotal jëm ci discipline de parti bi nga xamante ni leader di Déthié Diouf nekk njiital Benno Bokk Yaakaar nekk coordonnateur foofu ci commune bu Tataguine li nga xamante ne am na ko ci discipline de parti parce que kenn mësu ko dégg te gis nañ ne Sénégal ba mu dàcc bokk na ci maire yi nga xamante ni amuñu benn responsable bu ñu nommé et pourtant yeneen communes yi ay maire lañu ñu jox leen ay yeneen poste ay direction yu ne mais moom fi mu toog la toog mësul xas Macky Sall ci ay plateau de télévision wala quoi que ce soit am na discipline de parti buñ ko joxoñee mu dem buñ ko joxoñul mu jàpp njàmburam kooku lu am solo la ci li nga xamante ni moom en tout cas mu ngi koy wéer waaye itam muy won toujours ñi muy àndal ne bu kenn tontu lu ñaaw donc lépp loo xam ne lu ñaaw la bu leen ci kenn gis mu nekk loo xamante ne xëy na amoon na solo lool ñu jaldi ko ci ñambaas ñu ñëw ci jeunesse bi Serigne Madiou Dieng yow sa village naka nga doxale ak jeunesse bi. waaw jeunesse bi parce que aussi jeunesse. parce que gis naa ay ñoom Latir Ndour. jeunesse mooy réew parce que boo nee jeunesse ne réew. dañu ne réew. xale da cee bokk parce que mag yi bu ñuy dem. xale yi après ñooy jël relance bi kon yaakaar naa ne aussi maire de la commune de Tataguine muy maire Déthié Diouf gën a sóoraale jeunesse bi. bon yaakaar naa ne am na benn tournoi boo xam ne mu ngi koy tëgg sax tournoi bi demaguñ ci fond de finale bi. wante am na yeneen finale yoo xam ne organisé na ko bu yaakaar naa ba le 6 bii di ñëw nii. am na benn finale boo xam ne baa ko boofu la. fa la ko war a defee encore. parce que jeunesse bi chaque jour da leen di bàyyi xel. xam ne jeunesse moo yor réew. aussi vraiment ñun suñu côté muy Tataguine séeréer jeunesse bi aussi ñoom xam nañu kan mooy maire Déthié Diouf ba démb yaakaar naa ne am na jeunesse yoo xam ne dañ maa mujj a woo ba ma ñëw mu ne ma ñun de dafa mel ni maire ñun la fi nekkal parce que vraiment moo tax ñun itam dañoo war a takk suñu ndigg gën a xam ne gën koo jàppale ci liggéey bi muy def parce que aussi kiy dimbale jigéen di dimbale jeunesse di dimbale sage yi aussi ci wàllu social bi muy def
ma yaakaar ne daal ñun gën nañ war nañ koo gën a jàppale. moo tax bi nga nee jeunesse sama xel dem ci sama jeunesse su Tataguine Séeréer. Tataguine Séeréer dëgg fa yàlla mu ngi leen di jàppale bu baax a baax. dëgg la dëgg la ñu leen di nuyu bu baax a baax ñoom Latir Ndour ak tous les jeunes yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak Serigne Madiou Dieng di def liggéey bu am solo foofu ci diwaanu Tataguine Séeréer donc ñuy daal di rek comme daanaka li ñu cëraloon ci waxtu mu ngi bëgg a cate tey boo amoon message booy lancé Serigne Madiou Dieng jëmale ko ci population Tataguine Séeréer bi nga xam ne ci nga bokk ñu fal la nga doon seen njiit tey ba amoon message boo leen di jox ci jëm ci élection yi nga xamante ni moom lañ dëgmal lan nga leen di wax. waaw xam nga lu ñuy ne conseil xëy na conseil yaakaar naa population bi ñoo koy fal. ma yaakaar ne population bi bu ñuy jël conseil yaakaar naa ne pour mu leen di teewal ci mairie ba moo tax. am na yeneen conseil yoo xam ne yaakaar naa ne depuis 2014 jusqu'à 2021 mosuñoo saisir réunion conseil municipal man nag yàlla def na yaakaar naa ne fi ñu ma tegoon chaque réunion def may jaral ma bàyyi sama activité. bàyyi sama lépp xam ne population Tataguine Séeréer ñoo ma teg pour ma nekk conseiller. kon loolu li ma leen di conseiller rek mooy yéen population Tataguine surtout village bi ma juddoo muy Tataguine Séeréer may gën leen a jox bopp gën leen a jox aussi nopp gën leen a déglu. ma xamal ne leen orienté naa leen ci maire Déthié Diouf pour le maire sortant. pour ngeen gën ko jëmalaat li koy tax ngeen gën ko jëmalaat mooy ngeen gën a wonewaat le 23 janvier 2022. ngeen gën a wone reporté waat élection yi. ci école bi ma xam ne kon li ngeen diggee woon ak maire Déthié Diouf def ngeen ko kon aussi population Tataguine Séeréer ak sama équipe bi aussi il faut bu ma ñëwee ci Média 24 équipe bi nga xam ne damay liggéey ak ñoom muy Tataguine Séeréer il faut ma gërëm leen aussi sant leen parce que yaakaar naa ne amu bu ne lu mel ni Diouroup boo demee Ndiak Ndour aussi mu nekk le grand lion boo xam ne mu nga fa aussi benn femme bu ñuy wax aussi Mambisine Ndour aussi mu nekk ci Diouroup aussi ba xamay yaakaar naa ne lu mel ni maire Koumba Fall aussi lu mel ni Ndeye Ndour mu nga fa aussi nga ñëw Podom Latir wax nga ko aussi ku ñuy wax Tuuti Diagne aussi vraiment aussi Daouda Sagne waaw ñu ngi ñuy jàppale foofu bu baax a baax ci côté Podom nga ñëw mel ni lu mel ni Trao Samba Bakhoum yaakaar naa ne parce que Demba Ndiaye la am fu mu nekkoon ne vraiment fi ma nekkoon depuis 7 ans ngi ni maa ngi topp politique gisuma fi ma nekkoon sama bopp léegi damay ñëw rallier ci seen kii parce que ci liggéey bi ngeen di def la aussi lu mel ni seeni Adama Thiaw aussi vraiment Jokel Ndiaye Jokel waaw vraiment ñu nekk aussi Këppa Thiaw aussi Mamadou Thiaw mu ci garage Mbambara vraiment équipe bi yëpp maa ngi leen di sant ci Tataguine Séeréer aussi sant population aussi Tataguine parce que vraiment yaakaar naa ne gis nañu maire sortant lu muy liggéey ci commune bi aussi population Tataguine kon ñu ngi leen di jox dig daje daal xam naa ne le 23 janvier yaakaar naa ne daal ngeen gën a maire sortant ngeen gën ko jox xel xam ne maire bu bu ñu doon tànnal c'est le meilleur maire yaakaar naa ne mooy jël paix ci président Macky Sall yaakaar naa ne bu amoon maire yi mel ni moom yaakaar naa ne daal le 23 janvier incha allah lépp dina leer. njoko njal Serigne Madiou Dieng waskirong koyto layro message fene o layna Séeréer yam xulayna Tataguine Séeréer rek ane Séeréer daanaka Séeréer fon ndefu maaga xana jeg solo lool message fene andoona yee ten cooxtoogo ndiiki o layna Séeréer pour que we andoona yee den na nangilwa in a seetana in meke na 24 média a mbaago to nane a wolof a mbaago an ke andoona yee ten layo mene na 24 média. waaw in way simna nuun o fogu Tataguine surtout o fog Tataguine Séeréer in way meke na 24 média surna men xa ñuxur in pour yu nangilwo in aussi simna we andoona yee équipe surtout équipe nem jalta na Tataguine Séeréer fadanga Diouroup xa nan na nena yaakaar naa ne nooxe ne nama Ndiak Ndour aussi Ndiak Ndour o ref lion na andoona yee ka geen wa keen ceeg pour aussi comme oxa nana Mambisine aussi fadanga ba xamay Koumba Fall oxa nana Ndeye Ndour encore aussi Podom Latir Ndour Tuuti Diagne aussi Daouda Sagne nanena Samba Bakhoum aussi seeni Adama Thiaw aussi Jokel Ndiaye aussi Këppa Thiaw te ref Mamadou Thiaw vraiment maxey simna fop aussi Latir Ndour aussi ga'ano kon nuun o fogole Tataguine daal maxey simna nuun aussi surtout Tataguine Séeréer so leya nuun ke andoona yee ten ref élection ne
na janvier 2022 nun fop yu ndamo to ando ye maire fe i njegna yoɓe parce que maire ke kam foge maire ke o fadanga dem no maire Déthié Diouf fogamale kon sa jare président Macky Sall a reta élection parce que vraiment a lalta calelum aussi a lalta ke ando naye ten ref ken tax population fe doon no men o ɗetanga fogamale bilan fe sutwina no département Fatick fogamale 3e a jangu kono xaga maire fa ando naye ka mofa no commune um ten wagu fi kaga sant a nuun aussi gidma nuun parce que aussi nuun yu ngaƴe in nuun way nan gilwa in aussi in dal fati bogo calel ke aussi njalno aussi élection ke in doon no ke ando naye ten refu jongante fa ando naye jeg ke xiiro jeg ke ŋaayo jeg ke violence jeg ke dara i fati doon no fair play aussi i ndeta ten na jam ndeta ten na bismillahi rahmani rahim so sutwa ten alhamdulilahi rabil alamin roog yàlla ca i ndam fe i mbidayo to jeg ke ŋaayo fa leŋ kene dal ten i ngeda i cooxa fop we andoona den ndefu commune ne Tataguine in way cooxa nuun rendez-vous daal le 23 a felanga roog inchallah i cooxo i ngot ndam fe cooxna président Macky Sall. jërëjëf o xeene andoona yee ten refu Serigne Madiou Dieng a ref responsable politique maaga na panale Tataguine séeréer a fog no commune Tataguine te ref xa ñuxur xa andoona yee a njega solo lool te laytin meeke na 24 média donc mu ngi noonu ñuy jeexal yegg ci cat bi nga xamante ni moom mooy li ñu cëraloon ci waxtu ñu doon amal waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne Madiou Dieng ñu gën ko xam ci turu Waynde Dieng nekk responsable politique ci Tataguine séeréer dafa def liggéey bu am solo ànd ci ak équipe bu am solo boo xam ne lim na leen kenn ku nekk fa ngay yëngu ci village amoo ba ngay yëngu ñuy wax ne rek wax na ko junj na ko séntu asamaan jarul buuxante mbir mi population yi ñooy décider kon jarul xuloo jarul ŋaayoo jarul xeex jarul saaga képp koo xamante ni population yi wóolu nañ la dañ la jox bopp au soir du 23 janvier 2022 nga présider au destiné de la commune Déthié nag ku nekk gis na liggéey bu am solo bi nga xamante ni def na ko en terme de performance bi ñuy natt communes yi gis nañ la 30e place bi mu jël si les 557 mu nekk une performance boo xamante ne compte tenu li nga xamante ne mooy koppar wala bokk dayoo bi commune bu Tataguine am ndax ku ne xam na ne dañu bokk ci communes yi gën a néew doole ci réew mi waaye terewul moom ca la mu am ca la ko yàlla dénk mu ngi ci góorgóorlu di ko ñoŋal ba dara du ci rëcc ba tax tey jii 30e place boobu mu mérité ko au niveau départemental mu jël 3e mu nekk performance bu am solo beneen bi ci tegu mooy moom c'est un maire résident bu ñu ko waxee mooy mu ngi toog ci commune am ubbi këram ubbi bureau fu waaye jóge ak soxla mu faj ko loolu nekk loo xamante ni lu bariwul liñ koy gis ci Sénégal ndax maire yu bari bu ñu ñëwee tey jii dañuy gaare seen oto ci ginnaaw bëgguñu kenn gis leen wala bokk ñu jël jour boo xamante ne moom la ñuy jagleel li nga xamante ni moom mooy seen audience waaye loolu yëpp fekk ko ci lundi ba dimanche boo ko soxlaa gis nga gis ko mu nekk loo xamante ne lu am solo la ni ñu leen ko waxee daañu continuer di dalal tous les responsables ku ci nekk ci gox ba nga dëkk nga ñëw toog fii def communication wax ndax nit ñi xam ndax ñu bëree ngi nii dañoo xamul moo tax toujours dañuy nekk ci erreur waaye bi ñuy war a wax bu ñu waxee ñi war a xam dinañ xam mbokk yi li moo nekkoon li leen andiloon fii ci 24 médias ñu gërëm bu baax a baax sunu invité du jour muy Serigne Madiou Dieng ñu leen di jox dig daje ci beneen numéro ak beneen responsable jërë ngeen jëf.